asalaamualeykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal suñu chaîne de télévision YouTube bi di la GMTV di chaîne bi nga xam ne mooy xalaat bu bees ngir njariñu askan wi tey nag ñu am waxtaan boo xam ne waxtaan bu exceptionnel waxtaan bu ñu mosula def muy dañuy waxtaanee ñetti thème ci biir émission bi ndax nag fi ñu toll ni réew mi su doon cin la ñu ne fépp a baxandoo donc dañuy laal fii laal fee premier bi ñuy njëkk a waxtaanee mooy jàngat ban lañ am ci ndaje ak booloo bu rëy bi doomu Sénégal yi booloo wane seen naqar ci dessin yi ñuy dessiné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu waxtaan bi di njëg gu cher gi parents d'élèves yi di daj ci fourniture muy kay ak livre yi xale yi suñ doom yi di jàngee mu cher lool ñetteelu waxtaan bi mu yan jafe-jafe moo waral xale yi di dem bitim réew bu dem bitim réew mi takkar naa se lool ci réew mi asalaamualeykum monsieur Guèye. waaleykum salaam soxna si na nga def. monsieur Guèye ça va bien. sant yàlla macha allah. ana waa kër gi alhamdulilah ñëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah monsieur Guèye dama la doon laaj yow ban xalaat nga am ban jàngat nga am ci ndaje mu rëy mi nga xam ne waa Sénégal def nañ ko di naqarlu seet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën di mbindeef mi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg ñu koy dessiné di ko dessiné loo xam ne jaaduwul ci réewu France Sénégal di wane seen naqar lan nga ci jàngatee. jërëjëfati soxna si d'abord dokkeel la ci thème yi nga indi tey muy thème yu am solo da nga indi thème yu am solo ba pare boole ceeg tey da nga innové da nga soppi boo xam ni soppi bu am solo la da nga indi doo ñetti thème en même temps comme ni nga ko waxee léegi introduction bi waaw man nag manifestation boobu ma ko gis déggee dama ci kontaan te xam naa ni tamit réussite la woon waaw ndax réussite la woon ndax soo seetloo bu baax ña ñëw bari nañu trop macha allah. ñaareel bi kenn defu fa dara loo xam ni dana ànd ak lu dul jàmm te seetlu naa ni tamit wax diñ fa wax rafet na trop macha allah rabbi organisation bi tamit ni ma ko gisee xam naa organisation bu baax la ndax soo gisee ñu bari lu weex lañ soloon alors wane nañ seen naqar ci jàmm ak salaam wax nañ ko ci njëkk ak teraanga te loolu am na solo leen rek laa xam ni moom xawoon naa ko faa naqarul trop mooy xaalis bi ñu doon laaj kooku moom dama ni beneen yow war nañ ko war a moytu parce que mbiru xaalis bi mbiru seytaane te yu mel noonu tamit yaakaar naa ni man ngaa wax ni ngay wax lépp ba mu pare te du la yàqal dara te bu boobaa da nga gën a mën a sax susciter la confiance waaye daal am na mbootaay bu bees bu juddu te mbootaay googu dama bëggoon ñu structurer ko mooy fexe ba mu am ay këyitam fexe ba lépp lu ñu wax ci lislaam loolu ñu jóg wax aw lislaam ak yeneen diine yi ndax xam nga lislaam am diine yëpp la nangu ba tamit lépp loo xam ni sax dem na bay bëgg ñëw ci dëkk bi te day faagaagal diine ñu wax ci xam nga bërki démb dama jaar ci autoroute bi waxtu timis jot mu bëgg a julli ma gis ñu bari ndax ay embouteillage moo fa amoon ñu bari ndeysaan daal di wàcc waaye ku nekk sa jaade nga jël yow jël ko sa oto teg ko ci tali bi noonu di julli ma ni réew mu toll ni Sénégal di réewu jullit téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ba ak juróom-ñett doon ay jullit yaakaar naa ni waroon nañoo prévoir foo xam ni foofu fu nit ñi war a mën a jullee na nañ fa prévoir ay suturlukaay pour ku bëgg a tuur ndox wala ku bëgg a def leneen yaakaar naa waroon nañ ko mën a prévoir foofu loolu je pense que war na bokk ci doléance yi nga xam ni ñoom ñooñu war nañ ko poser ak yeneen ngir défendre l'islam
nee nañu nag danañ fexe ba li nga xam ni moom mooy boycott bi danañ ko évaluer maanaam réunion bi yemul foofu ak rassemblement yi mais nee nañ daje boobu danañ ko gën a defaraat di xool président Macron lañ wax ndax day deltu ginnaawam du deltu ginnaaw bu boobaa nag nee nañ danañ envisager boycott waaw man mii wax ak yow man de sama boycott commencé naa ko ndax nee naa leen Auchan bii ngay dégg dañ ciy jaay fasatuma ci dugg jusqu'à nouvel ordre xanaa kay yëpp soppeeku ñaareel bi mooy nee naa tamit sama essence bi may jël incha allah ci daamar bi dootuma ko jëlati ci foo xam ni station la yoo xam ne ay tubaab yi ñoom ñoo ko yor loolu fas naa ko yéen loolu mooy sama pas-pas bopp la te man maa ngi lancé un appel également à tous les Sénégalais yi may déglu ñu jéem a def noonu parce que c'est une question individuelle et de foi mooy lu njëkk li ñaareel bi mooy dama rafetlu li Amadou Tidiane Wane jël l'ancien ministre de la culture ndax delloo na raayam France alors delloo raaya boobu nag man dama ni lu normal la parce que koo xam ne respecté wu la respecté wu sa aada respecté wu sa gëm-gëm nee na yow doo dara respecté wu sa yonent sallallahu alayhi wa sallam wëlbati ko ni dama lay wane la yow nit nga koo xam ni d'accord nga ak samay valeur mais kooku da ko war a bañ moo tax ma lancé aussi un appel à ce que ñi nga xam ne ñëpp am nañu ay raaya yu mel noonu nañ ko delloo c'est symbolique mais je crois que c'est extrêmement important li ma seetlu daal mooy président Macron moom tiit na ndax gis nga pour la première fois ma gis ko mu woo Al Jazeera daal di leen di accorder benn comment dirais-je encore interview boo xam ne mat na 45 minutes yoo xam ni soo ko gisee mu yoo sax nga xam ni kii dafa tiit kon daal maa ngi waxaat encore une fois gàcce ngaa la ma ñu organiser yëf yi te maa ngi leen di ñaanal sunu borom def ndam ci lii nga xam ne moom lañ sumb ngir défendre Seydil Wujud sallallahu alayhi wa sallam. monsieur Guèye fi nga daanelee rek foofu lay jëlee keroog ndaje bi amoon place de l'Obélisque képp kuy jullit kontaan nga ci képp kuy sénégalais kontaan nga ci ndaxte dafa wane doole ji l'islam am Sénégal ndaw yi takku nañ siggil nañ l'islam siggil nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane nañ ne Sénégal dëkk bu nga xamante ne nii suñu gëm-gëm dépendrul si suñuy njiit suñu gëm-gëm ñoo ko moomal suñu bopp te et puis loolu ñépp ci fier ndax yonent bi jaar na lu ëpp loolu ndax amuñu ku gën a kawe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boobu loolu rek laa ci bëggoon a dolli ci foofu loolu am na solo trop am na solo su ko kon ñu ñëw ci deuxième question bi muy ñaareeli question bi di jafe-jafe yi nga xam ne moom la waajur yi di daj ci seen njàng doom yi ndax fourniture yu cher loolu lan moo ci pexe. jërëjëf soxna si loolu aussi thème bu am solo la ndax ñu ngi doon def rentrée scolaire bi fi ñu toll nii xale yaa ngi door a demaat école bi waaye man damay faral di sonder société bi di xool na lay doxee waaye dëgg-dëgg Sénégalais yi sonn nañu trop ndax xam nga soo jëlee matériel scolaire bu ngay buy cahier yeeg big yeeg yooyu te soo amee benn élève buy jàng sax livre yi nga koy bindal cahier yeeg équerre yeeg big yeeg lépp soo ko xaymaa dana ëpp ñaari junni dem ñetti wala ñeenti junni wala juróomi junni te loolu man li ma seetlu mooy soo ci amee juróomi gone xam nga kooku déjà budget la mooy lu njëkk li ñaareel bi bi ma jàngatee yëf yi tamit seetlu naa ni am na sax quelques petites sociétés sénégalaises yu koy def mais la ñuy def baaxul qualité bi baaxul te dafa cher te xam nga ay livre de juróom benn téeméer wala juróom-ñaari téeméer xam nga loolu c'est pas donné à n'importe qui leneen li mooy normalement man dama jàpp ni importation bi ñuy def muy lu ci gën a bari bitim réew lay jógee ba danaan jóge Chine temps yi di nga naan Tunisie lañu xewal dégg nga ma ne nag léegi ginnaaw am nañ ñu ñuy jaay ñu nekk ci dëkk bi mais kooku waroon nañoo def benn wala ñaari usines yoo xam ne seen rôle mooy defar ay cahier ak i bic dégg loolu defar ay cahier wala bic waaye nag
defuñu ko xanaa bàyyi rek ñuy import dégg naa nag dafa am ay intérêt parce que am na ci ñoo xam ne bëgguñu importation bi dakk ndax dañ ciy am ay commission te loolu xam nga kooku problème la donc man nag moo taxoon ma bëggoon état bi delloo si waat xelam xam ne am na yoo xam ne dëgg-dëgg jërëjëf jëggaani am na yoo xam ne ñàkk a yërëm sa askan la yoo xam ne yoo xam mën nañ koo defar fii ndax ay kay ay bic ay kii même bu fekkee ne mënuñu ko ñu woo ñu ko man ñu ñëw defal leen contrat ñu jàngal ñu ko door a delluwaat wala ñu jël ay ñoo xam ne leen di jël yóbbu leen ñu def fa stage suñ ko defee stage ñëw jàngal ñu ko ñu mën koo def ba dërëm bi dootu génn ci gaal donc man foofu état bi laay jëkk interpellé keneen ki ñeneen leneen li may interpellé ba tey état bi la ndax ab livre soo ko jëndee man maa ngi fàttaliku bi ma nekkee BOAD parce que dañu ma faa dénk benn projet boo xam ne benn waaye boo xam ne dama nga dëkkoon Burkina Faso mais waaje dañu man dama bëgg a def benn imprimerie parce que bëggatuma kaye dugg Burkina Faso BOAD yi da koy jàppale mais bi ma ko biñ ko xaymaa ay 3 milliards loolu bariwul woon 3 milliards nga am li ngay am léegi nag livre boobu su duggee man nga fexe ba mu duré benn ñaar ñett at ba ñetti at livre bi nekk ci te doo ko changé donc dafa laaj entretien la su ko def bu boobaa man je pense que état bi war na mën a dimbali école yi ñu mën a jënd livre yi waaye di leen nag ngeen ko daj ñeent juróomi at dootuñu jënd ci livre bi boobu su ko defee maître yi mën nañ koo denc par exemple ñaareel bi mooy am nañu dañu naan ay nouvelles technologies l'information et la communication muy suñu ordinateur yi muy suñu comment dirais-je encore suñu téléphone yi yu sophistiqué yi am na ci yoo xam ne tamit mënuñu toujours di jàng ci livre mën nañoo projeté ci ordinateur ku ne xool jël la ngay jël di toxal exercice nga jël li nga jël soo demee sa kër def ko bi ma defee un petit calcul seetlu naa ni des dizaines de milliards yi ñuy dépensé mënoon nañ fexe ba di andil xale yi ñu am seeni ordinateur ci kër yi di ci jàng nga xam ne kenn dootu laale ci ay këyit nii ay livre ak ay nangam ak nangam parce que lépp a ngi ci fi ñu toll ci internet benn livre rek mën nañ ko cee def rek ñëpp di ko jëfandikoo donc man je pense que kooku war nañoo réfléchir ci loolu te problématique dëgg la mooy li nga wax te man ànd naa ci ak monsieur Guèye mooy li ñuy faral di wax fii xamuñu priorité au moment où ñu ngi tabax stade Diamniadio tëj ko defuñu fa dara moment boobu ñu ngi bàyyi société au lieu que ñu former ay jeunes ubbi société ñuy defar ay livres wala ñuy defar ay cahier wala ñuy defar ay gomme wala ñuy defar compas wala crayon dañuy préférer dem ubbi stade boo xam ne c'est inutile amul askan wi benn njariñ soo xoolee stade ba ñi ciy jëriñoo minorité la quant à lii su fekkoonte ne nii usine lañ ko ubbi majorité bi ñoo ciy jëriñoo doomu Sénégal yépp ku nekk di nga ko yëg ndax ku sa doom demul école sa sër dina dem école wala sa mbokk dina dem école tu vois donc loolu dafa am solo Sénégal dañoo war a xam priorité di ko def te yërëm seen askan seen Sénégal nañu yërëm njiit yi nañu yërëm askan wi jël xaalis bi def ko fi utile fi am njariñ fi nga xam ne askan wi yépp a koy yëgandoo oui waxal loolu foofu kay dama fi bëggoon a dolli rek nga baal ma soxna si mooy loolu nga wax noonu am na solo ndax bërki démb waa RTS dañ ma invité ci benn émission bu ñu naan valeur ajoutée may waxtaan ak journaliste bi waaye dem naa ba ko ni ko man su ma ragalul woon lor sama askan danaa wax tubaab yi ni ne bu leen joxati dara parce que am nañu xaalis bi nga xam ni war nañ ko mën a développer est-ce que xam nga ne am nañu xaalis bi ñu ci war a développer mais pasar bi yàq bi def ko foo xam ni amul benn priorité comme ni ko waxee loolu moo tax ba soo fayee sa xaalis oto exactement conseil économique et social bu inutile bi non seulement inutile suñ la falee di la fay ay millions jox la caisse noire ñu ne déetawaay même suñ la wàccee tourné di la fayaat Sénégal a neex waaye yàlla baax na monsieur Guèye suñu jógee ko foofu
ñu dem ci émigration bi suñu doom yi dem bi ñuy dem bitim réew lan nga xalaat ne suñ ko defee dinañ toog ndax métti na torop ci képp kuy yaay gis xale yi ni ñuy xaroo te xale yi jom dong moo leen yóbbu ndax dafa métti toll foo war a tekkee toog say waajur yor la. jërëjëf soxna si gis nga question boobu tamit am na solo trop ndax gis nga bateau yi ak ñi ci marée des Italie waaw gaal yi man de vraiment maa ngi profité aussi pour jël sunu njaal teg ko ci ñi nga famille yi nga xam ne ñooy famille éplorée yi te am ñu fa génn àdduna alors ñu ngi leen di jaal bu baax man daal vraiment yaakaar naa ni effectivement que gone yi war nañoo xoolaat seen bopp te bañ a dem pour dem rek ndax fële neexatul ndax mbas mi gis nga nam fa amee doole te yëf yi metti na trop foofu c'est vrai que Espagne def nañu erreur ni ubbi nañu tool yi pour xale yi ñëw liggéey danañ régulariser et cetera loolu mu appel d'air la boo xam ne moo tax ba nit ñi di dem man nag dama bëgg a njëkk a tàmbali parce que effectivement dégg naa temps yëpp ñu bari di naan ni dañu wax xale yi ñu bañatee dem ànd naa ci dërul ñuy dem parce que loo xam ne la ngay jël muy loo ca ba doonu loo xam ne lu sûr la lu wóor la yaakaar am sécurité yaakaar na loolu xarul la effectivement mais yaakaar naa ne aussi war nañoo wax ak état bi waaw war nañoo wax ak état bi c'est-à-dire ñaari côté yëpp lañu war a wax ak état bi parce que aussi dëgg man damay wax naa suñu réew mi bind naa ko ci ay yoon paccoo moo fi am paccoo moo fi am te dafa leer te paccoo boobu fi am mooy yàgg naa wax ne na mag ñi yërëm ndaw ñi paccoo boobu monsieur Guèye gouvernement bi Macky Sall installé keroog firndeel na ko très bien du gouvernement pour liggéey Sénégal mais gouvernement paccoo la très bien paccoo boobu nag laa bëgg man mu deñ parce que il faut que ci ay suñu réew yi mag ñi di yërëm ndaw ñi sonn nañu trop ndax soo jëlee comme ni nga ko rappelé léegi koo xam ni mas naa am ndomba tànk dem ba liggéey ba bàyyi nga ñëw daal koy wutalaat dara di ko ndàmp dafa nga loolu jàlloon wutal ko oto dafa nga loolu jàlloon nga jël koo xam ne day am liggéey bi wëlbati ko am benn ñaar wala ñetti liggéey yoo xam ne yëpp dañ ko koy tàmbal mais loolu pour man jàllu parce que politicien la dégg nga loolu ma ba pare ñuy recycler politiciens yi tout le temps c'est les mêmes tout le temps exactement tout le temps même politiciens yi ñoom ñooy tourner exactement suñu doonee lii tey suba ñu doon lee kee doonaat lee ñuy échanger mais ni jeu de dame mais benn jeu de dame tout à fait donc man je pense que yooyu yëpp war nañ ko xoolaat donc man daal li ma bëggoon mooy discours bi na wax ak gone yi bu ñu dem wala suñuy dem nañ dem ci yoon dem bu leer na wax ak état bi nañu bàyyi yàq gën a jàppale gone yi suuf si ñu doon wax yëpp dégg nga ko problème paccoo suuf si suuf sooju tey gi suñ ko jëloon am na luñ ci doon def loo xam ni mën nañ ca daggal xale yi may leen ko dina dem leen ci liggéey ci jàppale leen ñu liggéey ñetteel bi tamit damay wax ak les européens aussi ñooñu mënuñu leen a bàyyi nii comme ça rek parce que ñoom seen intérêt lañ xool suñ demee ba soxla ñoo xam ne dañuy ñëw liggéey si mais lillahi wa rasul yi mën nañ leen a may visa mën nañ leen a jàppale aussi ci frais de transport billet bi sax non même suñ leen jàppale aussi billet bi sax ñu yombalal leen kayit yi yombalal leen visa bi ndax li nit di passé ci gaal pass na dugg avion exactement pass na dugg avion te gis nga am nañu moyens yi pour def loolu mais duñu ko def parce que seen intérêt lañu xool donc man daal loolu laa doon lancer un appel à ce que aussi ñu yërëm ndaw ñi à ce que ñu xoolaat ni ñuy doxee à ce que aussi ñuy wax gouvernement bi dëgg di ko wax tamit di ko ñaax ngir mu gën a mën a am jom ngir gën a mën a liggéey war ko ne ko gouvernement bi tey jii émigration bi su doon dañuy natt lan mooy socle bi mooy doxinu gouvernement bi tout à fait exactement moom mooy base bi exactement monsieur Guèye sànq yaa ngi wax ne gouvernement bi suuf si ñuy pàccoo ak di ko wax
dañ ci waroon a daggal xale yi ñu liggéey mais kuy nangu sa suuf est-ce que dina la daggal xoolal jam ñaajo nangu toolu baadoola yi tuddee ko kii nuñ koy waxeeti sax zone kii bi zone franche waaw tourné jël li ñuy utiliser li si des ñu dagg ko di jaay tout à fait exactement ay toolu jàmbur yoo xam ne remboursé buñ leen sax ak ñi ñu remboursé di leen remboursé ay sommes yu dérisoires ay 2 millions 3 millions tout à fait man daal aussi foofu ak jooju waaw dëgg la xam nga kooku du la may suuf naan la liggéeyal gis nga loolu man moo tax ba man bëgg naa aussi ñu dellu siwaat ci alxuraan wala xadd karam naa bani adama yàlla dafa fonk doomu aadama te man dama seetlu li ñu def lépp ay tabax la fi toll tabax pendant ce temps là nit ñi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan mënuñoo faju mënuñoo yóbbu seeni gone yi ñu dem jàngi donc vraiment il faut que ñu delloo siwaat comme ni ko waxee dans le sens de recentrer des priorités lan moo gën a far ñu mën ko def yaakaar naa suñ ko defee gone yi dinañ mën a toog liggéey ub seen njaboot te bu boobaa incha allah dana baax ci ñëpp njiit yi te wax njiit yi aussi suñ xoolul seen digganteeg yàlla parce que suñuy njiit xooluñu seen digganteeg yàlla c'est clair donc mais suñu xoolul seen digganteeg yàlla sax dang-dang bi askan wi dëkkee ñu yërëm leen xoolal ñàkkum ndox mi ci période Covid bii nga xam ne base bi mooy raxasoog set ak sellal ñàkkum ndox mi vraiment Sénégal njiit yi nañ yërëm askan wi te yàlla rek tax c'est très important du ndax xale yi mën a toog ñu def ay usine te bàyyi yu inutile yi bàyyi liggéey yi nga xam ne liggéey du n'importe quoi du am benn njariñ pour askan wi ay TER fii wax yu rëy yooyu ay TER yow ñu amul njëgu dugg tata fii bari na ñoo xam ne ñu ngi ci rapide yi wala njaga njaay tata yi sax da ngay sonn pour dugg ci ñuy wax waxu TER ay du n'importe quoi donc ñu ngi ñaan gouvernement Sénégal ñu jàppale xale yi jàppale yaay yi ndax ku jàppale xale yi jàppale nga yaay yi jàppale nga papa yi jàppale nga waajur yi jàppale nga Sénégal yëpp jàppale leen xale yi ndax ñu mën a toog fii ci seen réew ndax réew lu mu neex te du sa réew du neex ci yow dara dàqul nekk sa réew kon boobu monsieur Gaye ñu ngi lay sant di la gërëm thème bee ko bindee ndax Sénégal comme féppay métti moo tax il fallait que ñu dugg fépp mu ngoog kontaan nañ sa réponse yi macha allah am na solo kontaan nañ bu baax a baax mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne seen émission fii la ñuy yem ak yéen tey waaye ñu ngi leen di jox rendez-vous lu yàggul dara ci seen chaîne de télévision YouTube bi di la GMTV